muy waxtaan bu njëkk bu leen mairie ville bu Thiès wala boog ville de Thiès indil ànd nag ak képp koo xam ne am nga ci wàll. waxtaan wi nag mi ngi tudd xeex coronavirus ak ville de Thiès ak Sénégal gépp ndax monsieur le maire nee na xeex bi Sénégal gépp ñu ko war a xeex. muy émission njëlbeen buy dalal monsieur le maire Talla Sylla monsieur le maire salaamaaleykum. waaleykum salaam. Ama maa ngi lay nuyu di jëppi di nuyu mbokki Sud FM yëpp waaye it di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci rajo yi d'accord ñoom ñëpp pour def synchronisation bi. monsieur le maire jërëjëf docteur El Hadj Malick Ndiaye yow yaa jiite région saafonteeg mbokk yi. Ama maa ngi lay nuyu di nuyu auditeurs yëpp di xalaat ne buñ jógee ci émission yi lépp loo xam ne région médicale mu ngi ci liggéey pour que population yi gën a xam feebar bi te gën koo mutandiku danañ ko mën a def ci émission bi incha allah. loolu sax mooy illay émission bi loolu mooy illay waxtaan bi docteur Mor Diaw yow yaa fi toogal kuréel bu mag bi nga xam ne ci wàllu wér-gu-yaram la ñuy yëngu di organisation mondiale de la santé ñu bàyyi maa ngi lay nuyu di nuyu monsieur le maire de la ville de Thiès di nuyu monsieur le maire chef de région di nuyu rajo yi nga xamante ni yëpp ñu ngi synchroniser pour déglu ñu di nuyu aussi auditeurs u Thiès yëpp ya nga xamante ni bëgg nañu xam bu baax a baax nu ñu leen mën a jàppale pour ñu mën a xeex ak mbas ma nga xamante ni moo ñu dal suñu réew mi. puis ñu bàyyi la nga nuyu. jërëjëf Papa Modou Ndiaye nuyu docteur Mor Diaw nuyu docteur El Hadj Malick nuyu monsieur le maire Talla Sylla lii ma gën a neex ci waxtaan wi njëkk c'est pas évident ñuy def émission fii ci Sud FM rajo yëpp nekk en synchronisation loolu dalay waral ni la xeex bi nga xam ni jóg nga ngir xeex ko Covid 19 bi loolu la yitteel lañ monsieur le maire loolu maa ngi la ciy tiiral chapeau bu baax a baax tey ñaan rek mbokki auditeurs yi képp koo xam ni am nga loo xam ni jaaxal na la ci wopp gi di Covid 19 mën nga dugg ci 33 951 44 42 joxe li nga xam ni moo di sa laaj su ko defee dinañ ko dégtal monsieur le maire dégtal ko monsieur docteur El Hadj Malick ak képp koo xam ne rek yaa ngi ci studio bi Papa Modou. jërëjëf fii di fàttali ni émission yi dinañ ko amal ci rajo bu ne rajo buñ koy amal nag ñeneen ñi dañuy synchroniser moom daal jàpp nañ ni wenn wu dank la ñu def ngir mën a xeex ak coronavirus. monsieur le maire laaj bu njëkk bi yaa ko moom ndax mel na ni woote nga ci maire bi ci fan yi ñu génn bi nga xamee ni feebar bi dugg na fi depuis le 2 mars gaa yaa ngi xeex waa kër docteur ñu mel ni docteur El Hadj Malick Ndiaye ñoom docteur Mor Diaw ma bëggoon nga ñëw ci. liggéey bi ngeen liggéey ak taxawaay bi ngeen taxaw yéen mairie de ville bu Thiès ci xeex jàngoro ci. di wax mbokki Thiès yëpp ak di nuyu ñëpp ñi ñuy déglu di wax ne bi président de la République le 14 mars 2020 ginnaaw bi mu dajalee ña koy xelal ba mu jëlee dogal yooyu ñëpp dégg ñun dañu ko feelu dès le lundi 16 mars d'abord ci suñu cérémonie de levée des couleurs ñu relayer waxtaan wa xamal nit ñi ne fas nañu yéene en tant que démembrement de l'État jëfe wax jooju ndax dañu def ci article 172 bu code général des collectivités territoriales ne le maire est responsable de la mise en œuvre dans sa ville de la politique de développement économique et social définie par le gouvernement. suñu nekkee rawatina ci benn contexte crise autorités yi nga xam ne ñoo féete ci kaw am dogal yu ñu jël te lal ko ci xam-xam bu wér la jaadu pour aar waa Thiès mooy mairie ville de Thiès feelu autorité yooyu ca la ñu taxawale ca bis booba comité de veille et d'action mu doon comité buy saytu mbir yi tey jëf nag ñu dajale ci biir comité boobu ay waa Thiès yoo xam ne ñi ci ëpp bokkuñu mi sax maire yi ndax ka jiite comité bi mi ngi tudd Ndeye Soxna Mbaye di présidente bu conseil d'hygiène et d'assainissement de Thiès di membre forum civil waaye it di principalu collège yu Thiès noonu professeur Abdoul Wade nekk rapporteur bi muy professeur d'université moom itam nekkul ci maire yi ñu am Mariama Dem mi nga xam ne mi ngi yëngu ci wàllu violence yi nga xam ne ñi ngi koy def jigéen ak di ko def xale ñu mel noonu lañ dañ njëkk a dajale boole ci maintenant force mairie bi liggéey nag ci benn plan d'action booba comité régional
de gestion des épidémies le lendemain la war daje ba ñu fa demee yóbbu nañu la nga xam ne mooy plan d'action boobu proposé leen ko ñu toog ab diir mu war a am comité départemental de gestion des épidémies cette fois dirigé non par le gouverneur mais par le préfet du département de Thiès Moussa Diagne ñu ñëw indi fa plan d'action bi ñu adopté ko ci diggante bi ñu jël comité de veille bi def ko plateforme maanaam yaatal fexe ba délégué de quartier yi ñu woo leen woo imam yi woo sëriñu daara yi woo bàjjenu gox yi woo yaayu daara yi woo ODCAV woo étudiants yi nga xam ne ñooy étudiants Thiès waa te nekk ci juróom-benn université yi nekk ci Sénégal woo waa université virtuelle du Sénégal woo les éclaireurs et éclaireuses du Sénégal woo scouts yi woo ñi nga xam ne dañoo bokk ci ay kuréel yoo xam ne dañuy yëngu ci wàllu société civile di yëngu ci wàllu jigéen ñi di yëngu ci wàllu xale yi di yëngu ci wàll yi nga xam ne yépp dafa soxal doomu aadama yi maanaam yaatal ba ñu yaatalee xalaat yi yokku ñu seet comment la ñuy décliner plan d'action bi ndem bay sa wewu tànk ñu tàmbalee ci biir mairie Thiès njëkk a teg ne léegi kuy ñëw mairie Thiès dafa am buntu booy duggee ñiy génn am beneen buntu bu ñuy génne ngir riisu du am ñu jël ay matukaay ngir ku fa dugg ñu def loo xam di nga mën a raxas say loxo alors fexe ba bureau yépp tamit matukaay yooyu am ca ñu tere tamit dajaloo ci biir bureau yi loolu la ñu tàmbalee mais yeble tamit ci kilifa diine yi ndax booba géntoon nañu ne mbiru bërëbu jullikaay yi muy jullikaayu jullit wala jullikaayu waa jàngu bi dana pas a posé wu ji ñu yónnee ci ñoom ngir waxtaan ak ñoom ndax jamono boobu dañu jàpp ne décision ba jóge ci kilifa diine yi daa gën a woyof que mu jóge ci état bi noonu lañ defee rencontré donc catégorie yi nekk ci biir dëkk bi yépp mais principalement nag mu am ci ñaar yoo xam ne yu mat a bàyyi xel lañu benn bi nekk poste de santé yi lépp loo xam ne mën nañ ko ànd ak médecin chef de région man ko ànd ak district sanitaire bu Thiès man ko ànd ak bàjjenu gox yi ngir fexe ba poste de santé yi ak en tout cas tout le système de santé bi nekk ci biir dëkk bi mën a apporter tontu yi maanaam réponse ya ca war nekk ñu sóobu ca loola mais beneen bi jëm ci daara yi parce que dafa doon cible bu vulnérable mais daara yi dafa doon aussi cible bu mën a transformer en vecteur de transmission dans la mesure où ndongo yi nga xam ne ñoom amuñu la ñu dundee ca biir daara yañ ne war di génn di yalwaan dañuy dugg këru kër te xamuñu fu mu am ak fu mu amul di dugg ci bureau bu ne di dem ci place publique bu ne di dem ci marché bu nekk kon war koo mën a jële fu ne war koo mën a tasaare fu ne ñu ni kon ñooñu en priorité nañ leen confiner tëj leen mais koo tëj nag te amul lu mu lekk da nga ko wutal lu mu lekk te la ñu tege en place une organisation basée sur information yoo xam ne en priorité dañ ko jëlee ci délégué de quartier yi kenn ku ci nekk ma wax la ni la yónnee ma këyit wax ma sa quartier yii daara ñoo ca nekk ñu dajale loolu jël yeneen sources yi ñu am tamit pour compléter liste boobu ba dem ci 400 muy ñeenti téeméeru daara bu nekk ca yooya ñu yeble fa bu amee ñoo xam ne nit ñi yegsi wuñ te ñoom mooy kenn bindu leen woon nañu yëglu bu ñu yëglu ñu def noonu tamit ak ñoom loolu la ñu santaane alors bi liggéey boobu nag demee ba daanaka di jeex ni ñu anticiper ci beneen étape mooy woo yaayu daara yi organiser leen waxtu yi may wax ak yéen ñi jiite yaayu daara yi ci fukki zone ak juróom-ñaar ci Thiès ña nga daje ci mairie ci salle de délibération bi pour mu yaatu ñoom ak ñi ma leen booleel ak ñi jiite comité de veille ngir xalaat ci nan la ñuy fexee ba deuxième étape bi ñuy toggal daara yi di leen yóbbul plan d'action bu nag la koy complété mooy ñoom bu ñu waxtaanee ba noppi bu boobaa du ñàkk ñu mën caa xuus ak yéen am na yeneen yoo xam ne ci biir waxtaan wi daañu ci mën a ñëw. jërëjëf monsieur le maire Talla Sylla ñu jooyanti bët day fattu waaye nañu jàpp ni Walfadjri FM ci la bokk. ci consortium yi nga xam ni rajo yi ñu ngi koy amal ci xeex bi. xëy na jaadu na ci loolu. waaw ma wax la ni ci biir yaatal bi. ak plateforme man maa woo waa presse bi yëpp. waaw ci salle de délibération. dëgg la ne leen waxuma ak yéen en tant que journaliste. damay wax ak yéen en tant que citoyen. dëgg la ma bëgg ñu xool lan la ñu mën a indi. ci xeex bi ndax médecins yi dañ ñu waxoon dans le cadre du comité départemental ne dañoo soxla ñetti yëf
benn bi mooy produit yi nga xam dina dimbale nit ñi ci set gi mais dañu soxla tamit benn communication de masse pertinente et rassurante buy bañ a tiital nit ñi tamit te tegu ci yoon dëppoo xam-xam bu wér li waral ñiy teew tey léegi ñu waxtaan ba déggoo ci ne léegi dañuy def émission synchronisée yi bu ko defee dina mel ne ñu ngi dugg ci biir kër yi war ko def tamit ak télévision yi fi nekk war ko def ak site internet yi war ko def tamit ak bépp relais boo xam ne permettre na ñu mën a joti ci doomu aadama yi ca fañ ne donte duñu sax yebal ay nit ñu ne ci mbedd mi di wër. jërëjëf monsieur le maire loolu muy xalaat bu rafet ndax ñëpp xam nañ ni médias yi dañoo am rôle bu am importance bu ñuy joué ci xeex bi docteur El Hadj Malick Ndiaye ma wëlbatiku ci yow yow la ñu dénk lépp lu ñu wér-gi-yaram ci diwaan bi région bi lan mooy seen wàll parce que tamit doon na baax ñu xam feebar bii di coronavirus ban xeetu feebar la yan mandarga ak nun koy moytoo ak nag liggéey bi nga xam ne naal ngeen ko ngir mën a jàkkaarloog feebar bi docteur El Hadj Malick. Merci Eumeu maa ngi lay gërëm di la sant ci invitation bi aussi profito ci gërëm rajo yëpp yi fi nekk yi ko jël émission bi di ko def en même temps en direct pour population yi parce que lii ngeen def wane na ne aussi presse bi jóg ngeen pour gunge ñu parce que ñun ñëpp ci feebar bi waa personnel de santé su ma naan ñun ñëpp mënuñ ci feebar bi dara feebar bi xeexu population moo ko fi ni jële te bu ngeen pour jot population il faut ñu jaar ci média donc lii ngeen def ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant parce que bu ñëpp doon def ni peut-être benn pàcc ci xeex bi dana mate ma jógee foofu gërëm aussi monsieur le maire ci li xeex bi mu nga xam ne depuis mu commencé ñun ñoo ko seq ñun ñooy volet technique bi parce que bu njëkk sax dañu doon def communication mais léegi ñoom léegi am nañ loo xam ne mën nañu koo liggéey gunge ñu pour sensibiliser population yi aar leen léegi fi may commencé aussi gërëm docteur Mor Diaw nga xam ne expert OMS aussi depuis feebar bi ñëwee Thiès ñoom ñu ngi ñuy gunge li ñuy mën a wax ci feebar boo xam ne ñëw na ci àdduna bi depuis le 12 décembre bii passé jóge woon Chine di law ba ñëw ci Europe aussi xam ngeen ne jaxase na fa amul benn dëkk boo xam ne yaa ngi ciy jàmm actuellement ba egg si Sénégal nag yàlla defal ñu loo xam ne ba mu fi ñëwee ba léegi en tout cas la xew Europe gisaguñ ko mais bu ñu deful liggéey bii nga xam ne war nañ koo def ba xam ne population yëpp danañ sensibilité jël mesure barrière mooy li ñu naan jël ay mesures d'hygiène ñi ni di bañ di dajaloo loolu bu ñu ko defut fu nekk mën nañ faa jaar donc raison pour laquelle ñu war a émission yu mel ni ñu war koy def tout le temps pour que ñun ñi xam ne feebar bi moo dem moytundi ko yomb na il suffit ku nekk toog sa kër bañ di génn le slogan bi ñu naan restez chez vous nit ñi toog seen kër peut-être dañu amul danañ ñëwaat ci waxtaan wi sax mais bu ñu ko mënoon te on sait jamais mën nañu fa àgg ku nekk da ngay toog sa kër dootul guddi rek nag mais bëccëg ak guddi kooku boo ko defee il est prouvé parce que Chine gën nañ ci que ñoom bu ñu defee confinement 1 mois peut-être nag pays africain aussi dafay métti parce que dafa am loo xam ne sur le plan économique peut-être loolu ñu nekk ci kaw danañ ko mën a régler mais aussi am na loo xam ne bu fa demoon ba xam ne dafay nar a lor ñu bëri nañ fa jëm mais li nga xam ne mën nañ koo def léegi rassemblement yi nañ ko baax rassemblement yi moom dans tous les pays du monde mooy yokk feebar bi ñun ñu toog seen kër feebar bi nag feebar boo xam ne boo ko gisee sax bu lay dal boo gisee aussi Sénégal ñu bëri dañ naan ñoo xam ne sax duñ koy gëm parce que dañ naan feebar boo xam ne day mel ni comme sibiru wala grippe effectivement noonu lay commencé day bu la dalee mooy nit a la koy wàll nit rek moo la koy wàll nee nañ am na benn expression buy wax nan du doomu jàngoro bi mooy dox ba ñëw ci yéen noonu nit mooy dox ba ñëw andi ko ci yow soit nga nuyu ko wala nga jege ko mu sëqat mu dal sa kaw wala say loxoy setut amoo benn mesure d'hygiène nga jot ko boo ko jotee nag mun na toog ci yow 2 ba 14 jours muy naan phase d'incubation nga xam ne doo am dara mais feeru baa mu ngir màgg sa biir kaw sa biir yaram buy commencé nag commencé d'abord yaram buy tàng buñ ci tegee nga commencé sëqat sëqat bi moom dafa nekk signe boo xam ne chaque fois dañ koy retrouver bare nga sa yaram yëpp sonn mooy sa yaram yëpp dafay bàyyindiku dee sa put bi di métti loolu nag bu ci amoon sax ñu bari nag foofu la ñuy yem buñ leen fajee mu ñu wër mais dafa am ñoo xam ne feebar bi virus bi day coloniser seen poumon seen xëtër yi dootuñ mën a respirer et loolu nag bu ngeen demee en Europe mooy cas grave yi
kooku nag bu nekkee yow daf la fekk wóoroo fekk nga yore yenn feebar yi nga yore diabète nga yore tension ngay nekk fumeur chronique aussi yàq sa poumon loolu bu la dalee daf lay gaañ donc loolu amaguñ ko fii ñu ngi ñaan benn décès lañ amagum depuis lors wax nañ ko ce matin mais depuis kii mais loolu ñi nañu jël mesure barrière mooy nañu xool seen bopp bañ di dajaloo ci koñ yi je pense que loolu gouverneur mu ngi ciy dox conseil comité de lutte comité régional de lutte contre les épidémies ñun ñu ngi daje ak gouverneur di jël ay décisions ñu koy appliquer ci biir région bi ànd kook maire yi nekk ci région bi yëpp ba nga xam ne fii feebar bi fi mu nekkagum fii Thiès lañ ko gis ak Mbour mais aussi yàlla dimbali ñu ba nga xam ne cas contact yi ñoom ñu ngi leen di jël ah donc buñ ñëwee ba ci biir nañ leen wax ñi nga xam ne moom la ñuy fagaroo feebar bi ba nga xam ne bu ngeen ñu ci dimbalee ci loolu mun nañ dem ba am ndam ci biir feebar ci kaw feebar bi. jërëjëf docteur El Hadj Malick Ndiaye dinañu ñëwaat ci yow ñu wëlbatiku ci docteur Mor Diaw xam ngeen ni docteur Mor Diaw mooy représentant organisation mondiale de la santé fii ci Thiès docteur Mor dégg nga ni ko docteur El Hadj Malick wax ak monsieur le maire rafetlu bu baax teewaayu OMS à côté des structures sanitaires de la ville. docteur Mor yéen lan mooy seen wàll ci xeex bi ak lu tax ngeen teew fii ci Thiès. jërëjëf Eumeu di profiter encore ci sama temps de parole pour jaale Sénégal bi yëpp sunu mag sunu kilifa muy Pape Diouf ba nga xamante ni génn àddina démb muy premier cas de décès ba nga xamante ni Sénégal am na ko muy ku ñu ràññee ci monde sportif. te ñun ñëpp bu ñu gënee sawar faral Olympique de Marseille au Sénégal moom moo tax parce que doon na président bu ñu ràññee te gis nañ ñu bëggee suñu réew donc dañ koy ñaanal rek suñu borom xare ka àjjana muy la nga xamante ni signe d'alerte la war a doon parce que boo seetloo yeneen réew yëpp amoon nañu ñu faatoon àddina ñu faatu woon ci feebar bi Sénégal amagu ko woon moo taxoon ñu xawoon ñàkkal tuuti feebar bi suñu réew mais benn bi ñu amagum war nañu tax ñu am prise de conscience xam ni mais ndekete li xew ci leen réew yi muy Italie muy Espagne muy yeneen réew Afrique nga xam am na ñu faatu mën na am Sénégal donc moo tax ñu rafet lu baax a baax discours ak plan d'action ba nga xam ne monsieur le maire mi ngi koy mettre en œuvre au niveau de la ville de Thiès pour xeex mbas ba nga xamante ni moo ñu sonal. organisation mondiale de la santé ba nga xam ne moo fa représenté. Le 30 janvier, les déclaré épidémie bi urgence de portée internationale. Urgence de santé bi de portée internationale. Bu loolu amee dëkk yëpp dañuy tënku ci benn document ba nga xamante ni mooy règlement santé international. mooy wax dëkk bu nekk nan nga war a fagaroo ak nan nga war a xeexee par rapport épidémie ba nga xamante ni moo ñu daaneel muy Covid-19 ba nga xamante ni comme ni ko monsieur le chef de région waxee mi ngi commencé à Wuhan. Au niveau de la Chine mais loolu bi mu amee organisation mondiale dafa ni dëkk yëpp waajal leen seen bopp dëkk yi prépare li ñu tuddee plan de contingence organisation mondiale dëkk bu mu nekk jàppale réew yooyu ñu préparer plan de contingence jox leen benn document ba nga xamante ni day tax ñu natt fan nga toll ci préparation bi biñ ko defee ñu accompagner le ministère de la santé du Sénégal ba ñu am benn document bu am solo ba nga xam ne président de la République moom la validé woon ni dina finance xaalis bi yëpp muy le plan de préparation et de riposte par rapport à cette épidémie de Covid-19. donc organisation bi bi mu defee loolu ba pare ba jàppale réew mi ci loolu dafa ni léegi kuréel ya nga xamante ni mettre nañ ko en place muy bi ci gën a mag mooy le comité national de gestion des épidémies nañ fa am wàll nañ leen jox document ba nga xamante ni yëpp OMS produire na ko ci dëkk bi pour Sénégal contextualiser que xool nan lay mettre en place un plan de riposte ba nga xamante ni dina tax Sénégal mën a wër ndomb feebar boobu moom moo tax chaque fois que bu plan comité boobu réunir ñi ngi foofu et le ministre de la santé aussi dafa créer beneen kuréel ba nga xamante ni mooy coordonner xeexu épidémie bi day mel ni commandement militaire lañ koy tuddee mooy benn système de gestion de l'incident lañ ko tuddee ba nga xamante ni docteur Abdoulaye Bousso yéen a ngi koy dégg yëpp moo fay wax mais fu muy waxee ñun ñëpp seq nañ ko ñoo koy xelal di ko jox document yi nga xamante ni war nañ tax ñu mën orienter suñu bopp par rapport ak xeex bi ñuy def bi ñu xeex bi commencé yem Dakar kese commencé dem Touba ñu ne mbir mi léegi
il faut que ñu xool région bu nekk nu ñu koy jàppalee pour que la réponse soit locale mooy ñun wóolu nañ personnel de santé ba nga xamante ni mi ngi dans les régions wóolu nañ leadership médecin chef de région bu Thiès ak yeneen moromam yi. ñun OMS dañu léegi nañu dem ci région yi xool nu ñuy jàppalee les régions médicales pour que la réponse soit locale mooy lépp li Dakar doon def au niveau national ñu permettre à chaque région mu def ko et teg ko ci yoon ba nga xamante ni day mel ni boo leen seetaanee yenn film comme 24 heures chrono noonu la ñuy gérer épidémie bi. dañuy créer benn unité de coordination ba nga xamante ni moom moo ko jiite jël tout le personnel de l'équipe de la région médicale ak partenaire de la région yoo xam ñoo ko wër pour ñu xool ku nekk ñu définir la ay rôle yoo xam da nga koy jouer et chaque jour ñu tasanteeg moom ñu présenter la situation de la région médicale par rapport à la riposte ñaata cas lañ am fan la cas yi nekk ci hôpitaux Ndakaaru yi est-ce que ñu ngi leen di toppatoo bu baax nan la ñuy toppatoowee aussi ñi nga xamante ni jege woon nañu cas confirmé ñu am yi yan pexe la ñuy def ak nan la ñu war a renforcer compétence su ya nga xam ne district sanitaire yi aussi ñu ngi koy def parce que li ñu defar pour jàppale région médicale pour am unité de coordination boobu aussi ñu ngi koy def progressivement si yeneen district ya nga xamante ni ñu ngi fii te am ay cas muy district bu Mbour bu Popenguine ak bu Thiès ya nga xamante ni am nañu ay cas donc ñooñu aussi jàppale nañ leen ba nga xam ne ñoom aussi am nañ benn unité de commandement ba nga xamante ni bànqaas yi ñu wax ñi ngi koy mettre en œuvre te loolu tax na ñu gën a am une visibilité et une meilleure organisation parce que booy xeex bu organisation bi baaxee da ngay xamante ni effectivement di nga am ndam pour l'instant daal rôle la boobu la ñuy jouer et am nay experts aussi yu jógee Dakar di ñëw jàppale région bi ci mbirum communication du risque ak engagement communautaire ci gestion logistique ba nga xamante ni am na fi parce que li ñuy dugal ci région yi bëri na ku nekk ñu ngi siy jàpp muy ay produits d'entretien muy ay protection individuelle yu ministère bi di indi ak ay dons donc ñun dañ leen jàppale loolu ñu créer leen benn système de gestion ba nga xamante ni ku nekk noo ko war a amee di nga ko am te nañ privilégier effectivement di sanitaire ya nga xamante ni foofu la ñu ëppee ay cas confirmés donc pour l'instant liggéey boobu la ñuy jouer te dinañ ñëwaat effectivement si yeneen bànqaas ya nga xamante ni mën nañ koy yokk si waxtaan bi. jërëjëf docteur Mor Diaw ma fàttali ni yow yaay ndawal OMS fii ci Thiès ngeen ñëw pour jàpp ci liggéey bi mbokk yi waaw ñu fàttali leen ni mën ngeen a woote ci 33 951 44 42 ñu jël seen laaj eh bien posé ko ñi nga xam ne ñooy invité yi monsieur le maire docteur El Hadj Malick Ndiaye ak docteur Mor Diaw mën ngeen a woote kon ci 33 951 44 42 kon ñu fàttali ni émission bi mi ngi aw ci rajo yëpp muy Best FM Sud FM Dunia FM Cokkat FM RTS FM Zik FM ak Walf FM monsieur le maire mu ñëwaat ci yow monsieur le maire dafa am foo dogoon sa waxtaan dama lay bàyyi rek nga wéyal sa waxtaan ci ni nga xamee ni maire bi taxawul na ko laata ñu ñëwaat ci docteur El Hadj Malick Ndiaye. waaw jërëjëf may rafetlu lool kàddu yi nga xam ne ñi ma mën a tudde boroom xam-xam yi ci mbir mi jël nañ ko muy médecin chef de région di docteur Malick Ndiaye ak suñu am di jàmm bi di sëñ docteur Mor Diaw te nekk expert OMS ma bëgg jaarale ci ñoom ngërëm loo xam ne au nom de la ville de Thiès jagleel nañ ko personnel bi yëngu ci wàllu santé boobaak léegi ndax gis nañu seen taxawaay rafet lool ba ci cadre ñeewante leen ci liggéey bi moo waraloon ville de Thiès jël ñaari ambulance yoo xam ne daf ko yore woon fas yéene tàmbali liggéeyu benn SAMU de la ville ñu jël ko tey jii ne benn crise moo fi am benn urgence moo fi am ndax suñuy wax SAMU urgence a tax muy xeex bi nga xam ne mi ngi am ci Sénégal am ci Thiès am ci àdduna bi yëpp ñu teg ko ci seen loxo mais ba ñu koy def formule woon aussi pour inviter képp koo xam ne da ngaa bëgg a def ñu wax la fan nga war a def bu ñu organiser wul yëf yi du baax c'est vrai bëri na ci cadre solidarité ci biir Thiès ak ci yeneen i dëkk nit ñoo xam ne dañuy jógal seen bopp dem ci benn daara wala jógal seen bopp dem ci ay kër wala jógal seen bopp dem ci ay këru diine di def bëri na mais loolu ñu dajale ko moo gën
ndax su dul loolu kenn ku ci nekk bu defee na mu yëgee mën nañoo dem ba am ñu am ba jal bu mbir mi jeexee ñu ubbi boutique te fekk am na ñoo xam ne amuñu dara comme nag dañu taxawal benn comité départemental mu nekk ci suufu comité régional bi gouverneur jiite dañu ne fii ci biir département Thiès képp koo xam ne bëgg nga agir bëgg a jëf dara te ñu ngi woo nag képp ku mën nga def ndax dara du doy nga indi ko ci comité départemental bi nga xam ne président bi mooy préfet Moussa Diagne comité départemental boobu dafa am ñaari barabam yuy siège am benn bi di préfecture benn bi di mairie ville maanaam tey soo indee mairie ville joxoo ko ville de Thiès da nga ko jox département de Thiès ñu comptabiliser ko teg ko ci loxo comité départemental mën nañu indi média yi ci waxtu wa koy joxe wala yow nga indi leen ñu xam ne def nga ko comme également mën nga dem préfecture def lu mel noonu li tax benn moment ñu koy indi mairie ville au lieu de la préfecture c'est parce que dañu gisoon ay nit ñu bëri di converger di fa dem di wut ay autorisation mu doon risque kon nit ñi déggee ko noonu alors en attendant nag nit ñi di indi la ville de Thiès lu mu am ci mbir mi dana ko jël mais bu ko jëlee du ko doxee en tant que ville de Thiès daf koy doxee en tant que ñu bokk ci comité départemental bi ndax looy woote da nga cay jiitu ci cadre woote jiitu ci it balaa ñuy sori ñun ba ñu décider taxawal comité de veille et d'action ci laa jël décision en tant que maire de la ville ak ñenn samay collaborateurs tëj sama bopp ci mairie bi depuis le 16 sama tànk tegewul sama kër le 16 mars du man dong am na ñeneen ñu ma ko nekkandool ci mairie bi saa ñu génnee mairie bi lu mel ne ñu génne dem préfecture dem gouvernance wala dem ci terrain bi ci daara yi wala lu ni mel ci bàjjenu gox ji liggéey boo xam ne dafa dëppook mbir mi su dul loolu fa la ñuy dellu waaye it di xamle ni am na aspect boo xam ne mi ngi concerner quelque part les forces de défense et de sécurité mooy nit ñi bàyyi xel ci li ñuy tere te ñoom ñu war a fexe ba kenn du ko def ca biir loola laa décidé aussi saa yu couvre-feu bi jotee amul 20 heures fu ma mas a fekkee ci buntu maire bi te xam nañ ne am naa sañ-sañu génn mais dama xam ne su ma toogee ci biir maire bi ñi may nekkandool ci biir maire bi xam ne toog naa ci maire bi wax ko seeni bokk wax ko seeni am di jàmm ñeneen wax ko ñeneen parce que nit dafa war a doon misaal nit ku ne booy def da ngaa war ne waaw bu ñëpp defoon ni man nag te comme experts yi fi toog ak ñi nga xam ne ñoo nekk ministère de la santé bis bu ne ñu communiquer wax li ñu war a def ak li ñu warul def ñun ñëpp à commencer par kilifa yi ba ci suuf dañoo war a tënku ci loolu sauf nag koo xam ne yow am nga pexe yow bu la wér ci mbirum feebar te boobaa nga faj sa bopp bu nit ñi gisee nga faj sa bopp ñu mën laa dem nga faj leen mais comme pour le moment nekk guñ ci situation bu mel noonu il est essentiel que nit ñi tënku ci organisation bi nga xam dafa taxaw mënuñu nekk dans une société bu am fukki millions nit ak juróom benn kenn ku ci nekk ne lu ma neex lay def wolof day wax tere mu te bàyyi mu gis waaye Serigne Cheikh Al Maktoum da daan wax day fekk bu gisee du la won te comme mbir mi ku gis woon keneen mais dañuy fexe ba doo def nag soo warul def loolu mooy wàllu tamit force de défense et de sécurité yi que nous encourageons à persévérer ci cadre liggéey bii nga xam ne liggéey bu rafet boobaak léegi ñu ngi koy def ngir aar doomu aadama yi ndax xam nga lu may bañ ëmma fii dañu miin wolof di wax ne nit nitay garabam te ñii toog jàngale ne feebar bi day jaare ci nit dem ci nit te waruñoo dem ba génn ci ñu ni nit nitay jàngoroom kon nit bu nitee di def jëfee ni nga xam ne ñi xam ci mbirum feebar bi wax nañ ko ak li ñu war a moytu su ko kenn ku nekk defee feebar bi du jaare ci yow xam nga ba nga déggee ñuy wax xalaama ndiir bàjjo foo ak taasu taxul ndax ñun ñi yaroo ci loolu xam nañ lu muy tekki mooy kenn ku ne fexeel ba du jaare ci yow kenn ku ci nekk bu corona jaarewul ci yow mais du jaar fenn am na jamono corona amul woon ci biir Thiès bu ñu moment boobu su fekkoon kenn dugalu ko ci biir Thiès du fi dugg mais monsieur le maire est-ce que Thiessois yi
oui dégg nañu xalaama ndir bàjjo boobu. justement ma teg ci ni. waaw dégguñu ko. ndax man mi dëkk ci quartier populaire te kooku sax ci laa danoon a laaj docteur El Hadj Malick Ndiaye mu wax ak askan wi. dafa mel ni feebar bi gëmuñu ko. boo duggee ci quartier populaire yi nit ñi surtout avant le couvre-feu mais sawaay ay groupe la ñuy def mbedd mi day fees del ñu jegeyantoo di wax ñooñu war ngeen a wax ak ñoom. mais loolu laay wax nii. oui man loolu laay wax nii xam nga tey suñu toogee gis nga ba may décider tëj sama bopp ci maire bi c'est un acte de communication. oui pour wax ak nit ñi. ne leen man ba ma nekkee maire ba léegi il m'arrivait ma ñëw liggéey si 3 heures du matin bu amee ay dossiers yu kii ba 7 heures parce que dafa am ay cérémonie dans la journée mais mosuma fa fanaan mais ba mu tàmbalee su ma jógee bàyyi sama kër te bu ma bàyyiwul woon sama kër kan moo may wax lu tax ngay fanaan sa kër da di ñëpp a ngi fanaan seen kër. est-ce que dañu leen laaj lu tax ngeen di fanaan seen kër. mais di toog di fanaan maire yi c'est pour leur dire lii dëgg la du gént. du gént docteur El Hadj Malick waxtu way waaj a xonc. docteur El Hadj Malick dégg nga ni ma ko waxee léegi. y a danger. te wax nga ko léegi ci sa wax. wax nga mode de transmission yi nu feebar bi nu muy dugg ci nit ñi. feebar bi nit a koy jël jox ko nit. moroomam. quartier populaire yii. quartier yu bari. marché yi. gis nga ni muy demee. regroupement yu jéggi dayo ngay gis. xale yi sax dañ ko def fo léegi maanaam genre je ne sais pas bi wonewu lañ ko def. wone ni bon feebar bi amu fi mais ñooñu waxal ak ñoom docteur. merci vraiment donc ñooñu nga wax vraiment loolu moom inconscience la ñàkk a xam lañu peut-être ignorance la aussi quelquefois ñun ñi duñ xam mais li ñuy bañ. gis nga loolu ngay wax. moom moo jotoon italiens yi dañoo commencé di weññ par benn. ba léegi sax Italie bi ñuy wax comme li xaw fii Thiès rek ba léegi seen cas zéro kenn gisu ko italiens yi ñu ngi wër seen cas zéro ba léegi. xamul parce que loolu mooy ñoom foogoon nañ ne affaire bi Chine rek la toll parce que Chine dafa xaw a sori ci ñoom. ñu foog ne du fa ñëw jamais. gis ngeen fu ñuy toll Italie chaque jour 1000 morts. ah oui kenn 1000 morts dafa bari. dafa bari. guerre sax léegi jox guerre bu moderne sax loolu amatul léegi. te guerre yu moderne sax amatul léegi. mais luy ñëw di ay 1000 morts ci pays développé am des systèmes de santé puissants. France léegi dem na daaw dem ba egsi nañ 1500 morts par jour. États-Unis aussi même chose. ñun loolu dañuy ñaan. vraiment ñaan yu mag yi aussi may nañ ñu ba nga xam ne loolu egseegu mais bu ñu ni kon ne loolu bés bu duggee ci ab koñ loolu aussi il faut monsieur le maire a ngi fii il faut ñu liggéey sensibiliser ak délégué de quartier yi parce que loolu bu ñu sensibilisation ci ñun la ñuy def c'est-à-dire ci ñun ba ñun ñi xam ne ku nekk intrinsèquement da nga xam nii la may def du yoon mais boo demee dama nga xam ne quelquefois du ci mun dara état loolu tax état d'intervenir ils sont obligés de prendre la force c'est-à-dire que confinement moom xam nga xejul fii ci kaw ñëpp loolu tax ñu bëri aussi dañuy wax président de la république day c'est-à-dire que booy jiite da ngay seet force et faiblesse yi nekk en présence loo xam ne boo ko defee da nga gaañ nit ñi mais loo xam ne aussi boo ko bàyyi ñi dina aussi dañ ci loolu nga jël mu juste milieu ci lañ toll léegi ñu ne nañ d'abord nañ fermer parce que effectivement comme ni ko maire waxee léegi bu ñu tëjoon à l'époque kii bi ñëw ñu tëj ko du fi egsi mais loolu ñu leen may quelque fois moo koy def mais loolu aussi état bi day à chaque fois mu xam situation mu tal mu réadapté waat mais te docteur bi muy doog a xew Chine. am na ñoo xam ne dañu doon sëpp président. ci lu tax rapatrié wul ñooñu. bu leen rapatrié wul bu ko duggee ñu ne moom. musiba parce que France nit ñi aussi dañuy il faut ñu déglu njiit yi. parce que xam nañ lu ñu xamul. parce que France la ko fa lëmbee mooy ñu rapatrié. France c'est 128 personnes yu ñu rapatrié yóbbu leen vers la province booru Marseille yooyu ñoom ñoo rëcc dem ci dugg ci parce que xam nga en fait doomu nit koo xam ne feebaroo daal. te dara jotu la fekk doomu jàngoro ci doomu jàngoro mu ngi ci biir ngay toog ne man dara jotuma xaar ma dem sama yoon ñii dañuy fondoore dem seen yoon ndakate daf ñu musal tey la fa nekk gis ngeen ko léegi ñun yàlla may nañu peut-être ñu ngi am ay cas 15 cas parce que naan ay 1000 cas ay milliers cas xëjul ci ko léegi ñun ñi il faut ñu liggéey ak délégué de quartier xaw ma vraiment foofu peut-être gouverneur aussi lépp yooyu nañ ci waxtaan ak ñoom maire yeeg préfet yi ñu seet en certain moment ñun ñuy sensibiliser mais mouvement tous les organisations communautaires de base muy société civile les bàjjenu gox ñooñu il faut que ñu waxtaan c'est-à-dire il faut que ñu diviser je sais pas ban travail la ñuy def ba xam ne quartier bu nekk nañ ko ciblé waxuma ne sax à partir de mais nañ toog à partir de buñ jógee ci liggéey kenn bu nekkati ci koñ ñi donc loolu il faut que ñun ñoo c'est-à-dire que ñun ci suñ biir ñun ñoo ci war a liggéey man médecin laa kii moo teew bi li liggéey médecin laa mais ñun du ñu jegante te yàlla xam ne ñun bu ñu jotoon sax mën nañoo faj suñu bopp dañuy waxante rek waaye ñun te nga xam ne ñun xam ne ni ñu ko fay xam li ko indi moom fu mu toog danaa ko may 1 wala 2 mètres
parce que xam naa lu feebar bi indi te yàlla xam ne ñun ñoo leen ëpp chance c'est ci xam-xam li ñu jàng ci li ñu jàng pour mën a donc pour feebar bi ba ñoo dal donc ñu ñaan population yi peut-être danañ gëj a demaat dañu organiser ay comité régional ay comité départemental foofu la ñuy def jëlee décisions yi c'est yenn décision la ñuy jël avec les délégués quartier imam yi ba nit ñi bañ a bàyyi dajaloo yi marché yi aussi danañ ci ñëwaat marché yi da ngay dem marché bëccëg xool nga am na dëkk yoo xam ne ku diwaat dama gis marché yi monsieur le maire kuy dugg si il faut nga raxasu d'abord da ngay raxasu ba set ñu tafal la seen nga sugg dugg booy génn aussi tu fais la même chose pour que booy dugg si ba indaale feebar bi mooy booy génn aussi bu ko yóbbaale parce que en certain moment duñu xam kan mooy kan en réalité c'est ça c'est-à-dire que man mii mun naa dëkk ak ni bu nekkee dama nekk ak samay doom te kenn génnul 14 jours ma xam ne ñii amuñ feebar mun naa dëkk ak ñoom mais en certain moment booy génnee bu ñu amee am na contamination communautaire mooy kenn xamul kan mooy kan loolu tax bu ngeen ñu gisee bi ñuy ñëw fii ñun ñëpp suñu masque la ñu sol et donc loolu nañ ko kii mais je pense que préfet am na maire yi am na rôle bi ñu war a jouer tous les maires yu nekk fii ci biir région war nañ ko def muy Mbour surtout mais Thiès foofu la ñuy def kii bi ñoom ñëpp dinañ fa dem liggéey ak ñoom ba dimbale leen en tout cas suñu xam-xam ci affaire u santé ñu jox leen ko parce que si lépp situation lépp lu gouvernement yi jël ñun experts yi nga xam ne ay ci la ñuy jàng aussi yàgg nañ si xam nañu dafay épidémie yàgg nañ ko xeex man xeex naa épidémie choléra depuis 90 xam nañ ñu doon def di xeex ak ñoom ba daan ko bi aussi bu ngeen ñu déggalee mën nañ toog ba génne réew mi parce que Thiès aussi li ñu mën a wax feebar bi amoon mu ngi fi wàjjeeku quand même c'est-à-dire que même si on a des cas depuis 4 jours amul cas donc yàlla baax na docteur dama la doon laaj ndax Thiès am nañu fu ñuy demee xool ndax am nga coronavirus maanaam fooy am na ko wala non bu kenn bouge këram c'est-à-dire boo gisee ba nga xam ne yow wax nañ leen léegi nit koo xam ne nga toog di sëqat sa yaram di tàng bu njëkk sax dañ doon wax il faut nga jógee ay dëkk yoo xam ne am na ko non jaratu ko léegi boo ko amee ba mu jaaxal rek hôtel numéro yi les numéros d'appel man joxe naa sama numéro ñu mbër dañ may docteur Faye mi nekk district dañ leen di woo ñun boo ñëwee rek ñun ñooy déplacé suñu équipe ñëw seet numéro yooyu sax dina am solo xam naa ni dinañ ko def bande annonce di ko teg en boucle parce que loolu lu am solo la kon nag ñu ñëw ba tey ci docteur Mor EMS wax nga ko yéen a ngi jàppale nguurub Sénégal rawatina yéen ñëw ba ci dëkk yi di jàppale waa Thiès fi nga taxawoon rek laa bëgg nga àggale sa communication. waaw jërëjëf di revenir rek si la nga xamante ni médecin chef de région wax na ko muy cas communautaire parce que mbirum feebar bi niñ koy xeexee dafay wute bu fekk am na dëkk yi nga xamante ni amuñu ay cas am na nu ñu war a préparer wu si xeex bi am na dëkk yi nga xamante ni benn wala ñaar lañu am façon xeex bi day wutee am na dëkk yi nga xam ne dañoo am ay cas yu dajalee dafa wutee am dëkk yi nga xam ne dañoo am cas communautaire xeex bi day wutee et au sein aussi d'un même pays comme le Sénégal xeex bi dafa war a wutee par rapport ak façon cas yi ñu am Dakar ute na yi ñu am Thiès ute nañu am Touba ute nañu am Saint-Louis donc moo tax ñu ni la réponse doit être locale chaque région dafa war a organiser wu xeex nu war a xeexee chaque district aussi organiser wu xeex nu war a xeexee par rapport ak façon cas yi mu am le monsieur de région wax na ko bu ñu nee cas communautaire mooy nit ñi am nañu am feebar bi ci biir dëkk bi mais xamaguñu ci kan la ñu ko commencé loolu bu amee mooy ci dëkk bu mel ni Thiès ku nekk mën na yore feebar bi te xamoon ni yor nga ko monsieur le maire mën na ko yore mënuñu mën naa ko yore mënuñu xam ni yor nañ ko donc ku nekk war na xalaat ni moromam feebar na donc boo xamee ni kii dafa feebar naa ko moytu mesure barrière bi ñu njëkk wax mooy naa bàyyi au moins distance 2 mètres suñu diggante mooy la nga xamante ni monsieur chef de région mi ngi koy wax nit ñi bàyyi dajaloo donc bu loolu déjà mesure barrière yi ñuy wax bu fekkee ni ñaa ngi koy appliquer mais loolu déjà daf ñuy permettre que transmission bi wàññeeku parce que organisation de la santé dafa ni li gën a wóor la nga xamante dina permettre ñu mën a xeex feebar bi mooy li ñu tuddee rompre la chaîne de transmission mooy wàllanteem ñu dagg ko mooy ne nit ñuy toog seen kër mais ñi seetaan télé gis nañ image ñuy gis Italie ñuy gis France gis nañu Tour Eiffel gisuñ fa kenn Arc de Triomphe gisuñ fa kenn du doxantu ci mbedd mi mais malgré tout nit ñaa ngi feebar foofu parce que gëmuñu kon bu njëkk ba te amuñu woon conscience que feebar bi day reyee actuellement dëkk yu mel ni France Italie mais ñi am feebar amuñu cas grave seen kër la ñuy fajoo parce que les hôpitaux sont débordés les hôpitaux cas grave kese la ñuy jël te malgré ça amuñu capacité boobu
mais yaa xayti bu dëkk yooyu mënee loolu sakatuma Sénégal ba nga xam ne ñu tolluñu niveau développement boobu. et mieux on a des problèmes pour avoir des structures de réanimation pour tous les hôpitaux. On n'a pas assez d'équipements de restaurateurs yoo xamante ni dëkk yooyu am nañ ko. mais li leen dal bu ñu dalee mais musiba day am. donc fagaru moom moo gën ñuy faju. fagaru bi mooy fexe ba sensibilisation bi ñu war a def ñu matal ko au niveau de la communauté. Le maire est en train de faire un travail formidable. Il faut que les démembrements de la communauté bàjjenu gox yi parce que chaque district am na plan de communication bu mettre en œuvre. ñu ngi def ay visites à domicile. ñu ngi dem gisi imam yi wax ak ñoom ñu gis chef de quartier yi mais nit ñi ba léegi gis nañ ni des na bu bëri par rapport ak sensibilisation ba nit ñi dañuy dajaloo ci mbedd mi au niveau des quartiers populaires. D'accord docteur Mor Diaw puis jot nga benn laaj parce que tamit ñiy déglu ci nañu bokk puis nga sànni laaj bi suñu gan yi tontu ci. laaj bi Serigne Mbacke nekk ca Mbour de moo koy laaj docteur El Hadji Malick xam naa ni wax nga ko sax ci sa biir wax daf ko déggul nee na en cas d'urgence. xam nañu dañu nekk ci couvre-feu boo amee benn malade naka ngay mën a def entre 20h ba 6h du matin pour évacuer ko. non boo amee bu amee malade. ko amul feebar cas d'urgence quoi. c'est-à-dire que ñi bëgg a dem hôpital wala. déedéet bu amee kenn koo xam ni maanaam dañu yëg na yëf yi. non ñun ñooy ñëw. yéenay woote ñooy ñëw. am na les 3 numéros je ne l'ai pas de mémoire mais am na 3 numéros. yoo xam ne peut-être dañ leen ko jox ngeen mun a. 0850 77. 08. waaw mooy bon mu nga y a 0850 50 et 15 15 mais am na am yeneen aussi 3 numéros yoo xam ne ñoo moom da ngay dal ci cellule d'alerte. c'est daal après mën nañ may woo man ma au médecin chef de district dañ koy répartir après ñoom dañuy waxtaan ak yow. bu nekkee ne xalaat nañ ko ci yow seen oto la ñuy daw fekk la sa kër. prélevé la ci sutura kenn du ko gis. d'accord beneen question bi man maa koy laaj monsieur le maire Talla Sylla ndax dañuy gis France wala Italie. La police ci boppam mooy jël seeni oto def ci ay baffle di wax ak population bi pourquoi pas fii ñu def route show koñ boo dem am na bàjjanu gox ñu yëkkati bàjjanu gox boobu teg ko ci camion bi sonorisation bi di wër ci koñ bi di wax ak nit ñi pour ñu bañ di maanaam dankaloo pour ñuy toog seen kër. waaw defe naa ni décision boobu jël nañ ko. ah bon ba am na kuñ ci santagun sax mu commencé ko muy Sanoxo. waaw te am na ñeneen ñu ko war a sant liñ leen recommandé rek ñoom mooy. bu ñu arrêté di rouler pour bañ ñuy woote nit ñi dajaloo parce que dajaloo boobu aussi dañ koy bañ mais baax na ëmma nit ñi xam ne li ñu war mooy jël tamit suñu responsabilité. dëgg la nit ñi gis war nañoo gis ne yërmande bi nekk ci décision bi président bi jël ba ñu jël couvre-feu tàmbale ko 20h ça pouvait être lu gën a jafe te nit ñi préparé wuñu pour supporter loolu. mais sinon bu continuer nii plus ñuy dem plus ñuy wàññi heure bi marché di tijji plus ñuy dem plus ñuy wàññi heure bi di marché bi di tijji te il n'est pas exclu que bu ñu yeggee benn moment ñun dañuy tëj Thiès parce que Tivaouane amu fa mais bu fa kenn duggul du fa am déedéet du dëgg alors fii waaw non loolu je demande au préfet et à l'ensemble des forces de défense et de sécurité de ñu jël seen responsabilité boo demee ngent gi parce que Tivaouane jàng ni kuleeg mal non yónnee naa ay message ñi ma ko war a yónnee c'est-à-dire man mënumaa nangu comme école Kaba Sall ñu nekk ci couvre-feu ay nit di ko mën a vandaliser loolu nag am na loo xam ne dafa war ñi yore loolu ensuite nit ñi continuer ci ay place di jël oto ñii dem dëkk bi ñii jëm dëkk bale ak ne dañuy jaar ci àll bi mais loolu am na ñu war a jël seen matukaay mais je veux dire ñun ci suñu responsabilité ci aar waa Thiès su yenn yi continuer même bu état bi jëlul décision arrêté autorisation dugg ci dëkk yi ñun pour aar suñu bopp daañu jël suñu responsabilité tëj dëkk bi. waaye docteur El Hadji Malick dem naa district sanitaire bu Thiès ci sa njaboot la ñu bokk. jël fa numéro yi. ma baaxee ko mbokk yi. district sanitaire de Thiès am nañu juróom benn numéro. yoo xam ne damaa dem rafetlu seen liggéey. ndax dama fa gis équipe boo xam ni. wax dëgg yàlla jël nañu seen matuwaay muy 77 630 91 69 wala le 77 650 00 33 le 77 783 69 22 le 77 493 04 07 et le 77 658 38 29 bu mujj bi mooy 77 614 70 27 docteur Mor. ci ñaari minutes nooy tàggoo. waaw di leen gërëm ci jotaay ba nga xamante ni may ngeen ñu ko pour ñu waxtaan ak askan bi
di ay ngërëm aussi ba nga xam ne féeteel nañ ko personnel de santé bi bu Sénégal bi yëpp par rapport ak effort bi ñuy def actuellement pour mën a xeex feebar bi au niveau de la région. Donc di féliciter di encourager le monsieur chef de région ba nga xamante ni mi ngi coordonné xeex ba nga xamante ni ñu ngi koy xeex feebar bi. Et de remercier aussi le président de la République qui a mis vraiment les moyens qu'il faut pour que xeex bi gën ñu mën yomb. Chaque jour au niveau de la région ñu ngi gis ni ay moyens ñu ngi ñëw pour permettre au personnel de santé d'avoir une protection par rapport à cette maladie. Parce que kuy xeex il faut que nga mën a am jumtuwaay ba nga xam ne di nga am dem xeexee te aussi yow doo feebar. Donc loolu aussi gis nañ ni mi ngi ñëw régulièrement au niveau de la région médicale te loolu boo waree mooy le président de la République moo jël matuwaay yi war yi moo jël les moyens jox ko le ministre de la santé, le ministre de la santé jox ko au niveau des différentes régions médicales. Di waxaat ni population bi xeex bi jeexagul ay cas dinañ ko amaat au niveau du Sénégal dañuy ñaan yàlla muy bañ a doon ay cas yu grave et bu boobaa xëy na mbir mi dinañu gën a yomb bu fekkee ni ñëpp jàppale nañu. Bu fekkee ni tous les maires ñi ngi def comme monsieur Talla Sylla yaakaar nañu boobaa mbir mi dinañu gën a yomb. man li may def aussi gërëm sama waa kër muy waa le personnel de santé parce que aussi liñ mën a wax quand même am nañ xarañte parce que ba mu fi duggee Thiès ba léegi tetoon nañu nag pour dëkk bi mais yàlla baax na yàlla aussi mu ngi def lu baax dañuy ñaan parce que maa ngi ko doon def lu bëri maa ngi ko doon wax bi may soog a commencé donc fi mu amoon pratiquement depuis 4-5 jours ñu ñaan yàlla amatu fi satuñ ko. Donc ñu ngi ciy liggéey bu baax di dugg di génn di xool cas contact yi di analyse ñu bari nag dañuy ñëw négatif loolu aussi ñu ciy ñaan yàlla nañ continuer loolu foog naa bu ñu continuer nii te bañ a baisser les bras parce que ñun aussi dañuy nelaw ñu ngi ci matin midi soir moi je ferme jamais les yeux mais aussi loolu liggéey ba ko laaj ku nekk da nga xam ne lii suñu liggéey bopp la. liggéey aussi gërëm comité régional force de sécurité aussi ñu ngi ciy def seen liggéey. ñooñu tous les jours moo tax couvre-feu bi ñu mën koo respecter parce que bu ñu respecter couvre-feu bi maladie bi dootul circuler donc ñu aussi di leen gërëm ci liggéey bi nga xam ne nekk dañ ci pour aussi mën a aar population bi. jërëjëf docteur maa ngi leen di gërëm leen sant. waaw xanaa di leen gërëm ñoom gërëmaat ñi bootu ci seen ginnaaw. ñoom ñëpp gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ciy def ay jéego waaye di wax nit ñi ne ndegam. am na lu ci xew Sénégal pour la première fois mooy mu am ku génn àdduna tañ may jaaree njabootu président Pape Diouf. di jaale waa Sénégal yépp ci loolu mais daf ñu war a yee wolof mooy wax ku naagu daagu te ku daagu ñu raw la alors kon nañ bañ naagu liggéey bu rafet bi nga xam ne mi ngi am ba boobaak léegi ba mu fi duggee ngeen fexe ba contenir ko nañ fexe ba mu bañ a amaat tout à fait te comme ndegam amaat yi déplacement moo koy jur nañ fexe ba vraiment lu ñu mën ci respecter loolu ñu def ko ndax loolu moo ñuy may ñu aar doomu aadama yi nekk ci biir dëkk bi chaque citoyen de Thiès dafa war a aar moromam waaye chaque dëkk tamit dafa war a fexe ba du jóge ca dëkkam dem ca beneen dëkk ba mu toll. yaakaar naa ni kenn ku ci nekk bu doxalee noonu dana baax ma tëje ci appel boo xam ne maa ngi ñaan kilifa diine yi surtout ñoom ñoo am baat boo xam ne may na leen ku ñu toogloo nga toog ñu ngi ñaan kilifa diine yi ñu toogloo nit ñi ñu toog loolu dinañu aar mag ñi ñaanaloon nañ ñu bu yàgg bañ ñu ñaanalee moo waral mbir mi njëkkewu fi ndax bu fi njëkkee woon ak comportement yi may gis du baax waaye kon ñaan boobu sant nañ ci bu baax a baax waaye sàkku ci kilifa diine yi